d'accord léegi dañuy avancer tuuti wax ci vaccin bi parce que vaccin bi aussi jur na coow lu bëree bëri ñii ànd nañ ci ñii ànduñu ci mu jur débat mais comme li nga xam te ni moom moo ànd ak Covid 19 yëpp bi mu juddoo ba tey Dame Mbodj yow nga bokk ci ñi nga xam te ni vaccin bi dalul sa xel lu ko waral. jërëjëf waaw ñun tax dañu créer suñu collectif bind ko collectif non au vaccin xam nga àdduna bi comme ni nga ko waxee feebar bi encore une fois ci ñiy ruube. feebar bi du mbirum santé kese lépp na ci biir feebar bii moom mbas la nekkuñ ci ay salle de traitement ak kaay faj kee loolu professeur Seydi ak ay équipe am ñu ngi koy def te macha allah ñu ngi koy sargal maintenant nag dans la gestion globale de la pandémie ñun du ñu toog fii Sénégal rek di xool liy xew Sénégal feebar bi jógewul Sénégal Sénégal victime la ci dafa tëjul ay frontières am le 2 mars comme nañ ko waxee ba mu dugg fi te ñàkk tëj boobu sax dafa am ku leen ko def la woon. parce que OMS moo yore la politique de santé mondiale mooy wax lu ci ne ni muy demee ak di joxe des orientations. mais OMS moom bi yoon kenn déglu ko. waaw même ca laa jëm même rapatriement yëpp daf si d'accord si woon grande puissance yi def ko. non attends rek loolu ñu koy wax suivre ñu carrément OMS à chaque fois doon nañ joxe seen position. mais mënuñu imposer nag état yi. mais waaw loolu d'accord naa ak yow mais ñoom seen i position day influencer état yi donc feebar bi mu feeñee en Chine réew yu bëri dañ bëggoon a tëj seeni frontières OMS joxewoon na avis ni bañ ca lañ doon waxee sax ne virus bi lawal bi ñuy wax noonu melu ko ensuite ko takk say masque boobu lañ wax sax départ bi masque jaru ko et cetera boobu en réalité dañ nekkoon ci politique boo xam ne ci man li ma gëm mooy bëggoon nañ feebar bi dugg ci àdduna bi yëpp non bi ñuy wax loolu c'est que dañoo def woon étude bu wóor waaw mais waaw d'accord waaw mais donc loolu lépp amoon na ci donc c'est-à-dire jiixi jaax am na biñ dawalee tuuti professeur Raoul mi nga xam ne presque protocole moom la professeur Seydi di faje waaw chloroquine bi ak azithromycine bi mu ko génnee xam nga lu ñu ko traité en France dañ na ko yow sëriñu tariyaax nga bu ndoxataal ko ci comité scientifique boobu sax bu koo topp si yoon voilà bu ndoxataal ko ba koy menacé mu ne leen bu ci loolu lépp amee ma dem toogaat Marseille di ko fa fekk di rang mu leen di faj yeneen région de France yi tamit di ko fekk mu leen di faj ci protocole am bi ñu laajee professeur Seydi dañuy protocole boobu moom lay faje n'est-ce pas waaw léegi nag donc muy def ay résultats aussi c'est important mu wax ni kun ko jox mu teel da ngay wér bu fekkee amoo ay maladies yu ko cardiaque wala mooy les comorbidités comme ni ñu ko waxee mu ne kun ko teel a jox mën da ngay wér parce que loolu la jàngat moom ci CHU bu Marseille mu ni ñin ko teel a jox yépp day wér ñoom xam nga qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord ñu commencé di saboter jël ñoo xam ne dañoo nekk ay cas grave ñu jox leen ko gis ne dañoo décédé. mooy étude boobu ñu defoon. après pour discréditer. wala pas pour discréditer mais étude boobu non loolu la amul bul wàññi Mohamed ni nga ko waxee noonu la defee ñu jël benn ponkalum média en Angleterre de Lancet ñu ne ko bindal ni ñoom nekk ci ginnaawam ni le protocole boobu baaxul et que faj boobu amul benn njariñ donc. parce que après ça l'avenir wane na ko étude boobu noonu fiable woon. non ñoom loolu ñu def dañ leen ko def loo mooy ñi ma la yor feebar bi déjà bala ñuy wax ci loolu lépp daa am ñun ci tuumal gis nga le professeur de médecine bi nga xam ne moo dawee Chine dem États-Unis il y a 2 semaines docteur Li Yang Meng mais lu mu wax daf ni moom li mu gëm mooy le virus a été modifié en laboratoire loolu tax mu dawee Chine pour dem États-Unis pour protéger wu mu ne le virus a été modifié en laboratoire donc crise bi dañoo am ñun ci tuumal Institut Pasteur lu ñu ko def dañ ko porter plainte en France kan moo ko porter plainte des français yoo xam ni ay médecins nga caat ñu nekk ñoo dajaloo ni Institut Pasteur dañ koy tuumaal ni moom bokk na ci complot bi nga xam ni moom moo ci lañ créé le virus donc ñu porter ko plainte pour crime contre l'humanité France ba léegi waxuñu wax atte loolu la ñu ubbi procès waaw léegi loolu lépp su amee ñu seetaan loolu lépp ñun képp ku ni mën na maa faj feebar ñun la doo ko fi faje waa nit ñi kay bu ñu feebaree wax dëgg yàlla ki leen dimbali pour ñu wér kay ñoom OMS bu dee seen rôle mooy dimbali nit ñi pour ñu wér ñu gis koo xam ne kenn ëpp koo xam-xam ci ñii di wax comme ni ko saa waxee ni professeur Seydi ñu nekk fii Sénégal kii di nekk fii infectiologue moo leen formé mais Didier Raoult aussi il fait 300 publications scientifiques par an amagul benn infectiologue bu ma déggagun ci àdduna bu ko fiy def par an waaw léegi kooku ñu bëgg koo tam dem uniquement rek parce que moom nee na am na lu mu faje affaire donc OMS ñu ni bëri ñu ñëw Covid organique baax na baaxul dañ koo dégg rek fët ko ni baaxul tout de suite
daan ni baaxul bu ko kenn utilisé. mais avenir tam wane na que. non avenir bi tamit tey ca non Madagascar ba nga xam ne moom la feeñoon artemisia beeg yooyu noonu. tey ca ba léegi seen taux de létalité c'est pas élevé. loolu fan la toll toll après cas yi après am nañu ay cas effectivement parce que feebar bi kenn amagul faj boo xam ne mën nga assurer à 100% que da nga koy faj mais ñoom lu ñu fi def du tuumaal nañ fi OMS ni am na ñuy saboté ci ñoom lañ ci soupçonné que ñu ngi def beneen produit def ci Covid organique te taxul mu nekk seen produit ñoom li ci gàttal li ma la bëgg a wax mooy protocole de traitement bu ñu teg ñoom ñu ne baaxul waa léegi nag ba noppi nag commencé nag di layal seenu vaccin daan ne léegi solution bi mooy vaccin te même vaccin bi déggoowuñ ci ku nekk da ngay defar sa vaccin te kenn wóoluwul sa morom vaccin. mais daal borom xam-xam yëpp déggoo nañ si ne mbas mi li ko fi mën a jëlee ñaari mbir dong la. vaccin wala immunité collective. waaw d'accord immunité collective moom buñ ko mënul dab vaccin moo fi sës. voilà léegi vaccin bi. mën ngaa comprendre du feebar yi daan feeñ ci àdduna bi yëpp dañuy am benn vaccin moom ñëpp communauté scientifique bi dañ ciy déggoo ñu ku ci nekk même bu dee laboratoire bi ko créé na ko da koy jox moroomu laboratoire bi ñu saytu ko ñoom ñëpp ñu déggoo du loolu moo daan am ci mbas. mos nga fee dégg bi peste di am dégg nga fi fukki vaccin ñu naan la tey fukki vaccin nangam moom moo am ci àdduna bi ku nekk yore sa vaccin bi ma yor a gën te kenn nangu la jël sa vaccin moroom waaw léegi ñun loolu situation boobu daañ ko xool am ñaari vaccin yoo xam ne au moins ñaari yooyu scientifique bi yëpp yi wax nee nañ méthode bi ñu utiliser Moderna bi ak Pfizer ñoom ñaar médecins yi ñoo ko wax du samay wax ay médecins ñoo taxaw ne en tout cas nañ ci teey nañ jël nañ prudent pourquoi dañu war a prudent mooy que ni ñoom méthode bi ñu utiliser dafa nekk méthode boo xam mosuñu ko testé ci nit ci ay mala rek lañ ko mos a testé gu léegi nag gulet ci feebar bi Pfizer ak Moderna créé vaccin boo xam ñi ngi ko jaarale par l'ARN messager mais loolu ñun tamit loolu dañuy jël suñu wér-gi-yaram di ko asaaloo ñoo xam ni ensuite ñoom laboratoire yépp yi génneegun vaccin kuñ ci laaj ne la est-ce que sa vaccin efficace na à 100% nga ne noonu. mais vaccin kay. non may ma rek 95%. may ma rek mais 100%. may ma rek ma ñëw may ma rek kuñ ci ni est-ce que ku am est-ce que ku ñàkk dootul am feebar bi mu ne non loolu wóoru ñu ne loolu wóoru leen beneen bi mooy est-ce que vaccin bi. moom boo ko xasee boo xasee am dootoo wàlle ñu ne loolu wóoru leen aussi maanaam lépp lu ñu leen laaj sur dayo bi vaccin bi war am ñu ne am ñu ne jël ci benn responsabilité yan conséquence la mën a am ci yaramu nit ki ñu ne ñoom loolu tamit duñ ci jël benn responsabilité waaw léegi ñu laaj le directeur général de Pfizer ne ko yow est-ce que di nga ñàkku comme nañ laaja président Macky Sall le 31 décembre ne ko yow naka da nga ñàkku te da koo tëb tontuwul parce que bi ko journaliste ne président yow ndax ñàkk ñëwee da nga ñàkku ba muy tontu daa tëb question boobu ndax da koo tey wala teyu ko am na toujours occasion pour ma leeral ko ba léegi tontoogul mais directeur PDG wu Pfizer dani moom ñàkkuwul ay employé am ñàkkuwul mais lam ko layale mooy problème mu ni bañ ko nee lu tax doo ñàkku yaag say kii mu ne non pour le moment comme ñàkk yi doyul ñun on ne veut pas être traité d'égoïste loolu tontu bu doy nit non xel bu nu ko nangu mais ñoom parce que même vaccin bi koy dugal si réew dañuy xool ñan nañuy prioriser ndax mag yi lay nekk non 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 attends xam nga ñoom comme ñoo ko defar xam nga ñoo defar vaccin bi pour ñu rassurer le monde ñoom ñu ko defar war nañ koo ñemee ñàkkoo njëkk parce que loolu test la léegi nag aujourd'hui ñu am ay ponkal yoo xam dañoo taxaw ni liñ bëgg a def amul sens parce que Didier Raoult lu mu wax dañu c'est de la folie ce qu'ils veulent faire de vacciner toute la population mondiale c'est de la folie ñu laaj un autre médecin Christian Perron mu ni ñii liñ bëgg a def c'est prendre les populations du monde comme des cobayes parce que y a pas assez de recul scientifique amul benn engagement sur le plan scientifique amul lenn luñ teg ci loxo nit ñi à part des communiqués de presse ñoom laboratoire yi amul benn valeur scientifique bu ñu teg ci loxo nit ñi loo xam ne woon doy na leen pour ñu mën koo saytu sax ñoom yeneen médecins yi donc yooyu yëpp buñ ko jàngatee ñun ñu nekk ay leader d'opinion daañ toog ñun ñuy jël sunu askan di leen yóbbu à l'aventure loolu moo tax ñu ne ñun lii doyuñu li ñuy def nii doyuñu loolu mooy sunu position ci bu leer naññi parce que nag ñun sunu santé yàlla moo na ko jox subhaanahu wa taala du ñu jël kenn du ñu jël loo ay risques surtout que ci fa laay daanale ci boor boobu maanaam ñi nga xam ne dañoo ŋànk feebar dafa am lu ñu leen tuumaal ñoo xam OMS xaalis ba fay dem dootul état yi ñoo ko fay def léegi ñiy def seen xaalis c'est des privés ak ñoo xam dañoo am seen agenda boo xam ne ñoom seen agenda la ñuy doxal te seen agenda boobu dafa am lu ko lal parce que ñoom lu leer la ñu wax ñi ci am doole ci ñoom muy la fondation Rockefeller muy muy la fondation Bill et Melinda Gates muy Institut Pasteur ñoom ñëpp ko gis dañoo am benn kuréel bu ñu bokk boo xam li ñu gëm mooy la population mondiale dafa bari
que nit ñi dañoo war a wàññeeku. nit nag li ma jàpp mooy mënulaa yéene dee ba noppi di la yéene dund loolu tax ñun ñii liñ bëgg a def doyuñu. Abou Diallo Revocap am na ñu bokk collectif non au vaccin yéen moom bokkoo leen non au vaccin. non. yéen a ngi oui au vaccin. Jamais de la vie. kon yéen a ngi oui au vaccin. non oui au vaccin. waaw et compte mener une campagne pour que tout le monde pour que nit ñi vacciné wu. lan moo tax. parce que xam nga débat santé dafa nekk lu am solo xam nga sànq tout à l'heure daam mu ngi wax ci professeur Raoul xam nga docteur Raoul du defarkatu vaccin. docteur la clinicien la xam nga bi affaire bi amee ci affaire hydrochloroquine bi mu amee moom bi mu koy def fekk ñun def nañ ko ba pare ñun Alioune Tine ñun ñoo wax professeur Seydi fekk avancé na ci bu yàgg ñun ñoo forcé Alioune Tine moment boobu parce que boobu yëg nañu ni am nañu investir sur des médicaments plus chers yoo xam ne ni ñu ngi dugaloon seen xaalis parce que xam nga bu ñu lancé benn feebar. professeur Moussa Seydi démarré na liggéey bi. ak hydroxychloroquine di si def gëstu boobu mu def gëstu bi ba xam ne ni bii il faut mu boole ci ak beneen association pour mu mën a normal mooy antibiotique bi waaw antibiotique boobu bu ko neexoon da koy tuddee professeur Seydi. kon yàgg na see gëstu donc bi ñu paree ñun si lañ ne ko soo xoolee la vidéo bi professeur Seydi def c'est pas benn vidéo moom professionnel la sax ñoo ne ko boo génnee si portable lañ ko filmé portable parce que ñoo ko demandé parce que Alioune Tine moo génn nañu mooy bi mu def ci biir oto bi mu def non bokkul ak ci biir oto bi parce que boobu ñun ñoo ne ko génnal parce que Alioune Tine moo nañu xeex bi jóg parce que vous vous souvenez que professeur Daouda Ndiaye ñooñu génnoon nañu commencé wane ni chloroquine bi amatul doole kii watul parce que boobu doolee chloroquine dafa ñàkk fayda ci sénégalais yi mais ñoom ñi yàgg a traité ay cas yu infectiologie xam nañu solos chloroquine moment boobu ñu démarré ko parce que xam nga ñoom ñi nga xam ne ñëpp loolu la ñu jàng parce que boo demee ñi am article scientifique yi comme kii ni mu wax ne am na 300 articles scientifiques professeur yi am na article yu dem ci monde bi fépp parce que fu ne day dem di animer conférence parce que article scientifique yi ñi am sens ak fi ñu koy dubee benn kuréel la rek en général ñoom ñoo fay nekk di daje donc moo tax benn moment bi mu amee si lañ ne professeur Seydi génn xam nga tey professeur Seydi bu génnee dëggal ni li rawul wax ci chloroquine bi am na efficacité testé naa ko parce que balaa nga génn di wax il faut nga testé ko si 90 personnes xool effet secondaire génn dëggal ko te xamante wuñu par contre dañuy seen articles yi rek ay tase moo war a mën a indi tey ni professeur Seydi toogee nii tey ñun di xaar di déglu bi nekk bi Pfizer en tant que virologue en tant que scientifique ñoom it ni ñu toogee di xaar am étude complète bi noonu lay amaatee ay différence xam nga bi professeur Seydi defee accord bi d'accord ci dafa sauvé waale sax ñu bari parce que dañoo génnee vidéo Seydi sur le plan international ne même Sénégal sax approuvé nañu hydroxychloroquine xam nga tey foofu mënoon nañ génne non affaire tubaab la ba pare bi coow li boobu Seydi mënoon na génne ne tubaab la ñoo fi ñëwoon ñoom ñëpp a yem rawul ak ñëpp a ca yem tubaab yaa fi jaar yow bëggoon pexel sëñ Bamba tubaab yaa fi jaar taal pire mënoon na xalaatee foofu mais xool na lii mu wér xool na li mu wax mu tegu ci dëgg mu ne non lii man fekk na ñu ngi koy démarrer fii di ko def mais il faut que ñu jéem a xool deuxième phase bi bu ñu ko booleeg association bi c'est impeccable gis nañu ni maladie yi nga xam ne ñu ngi guérir bu dul cas grave yi te cas grave yi fi ñuy jóge balaa ñuy yegg si ak problème li réanimateurs yi ak problème complications yi loolu mooy indi seen problème yi mais gis nañu c'est efficace léegi nag li jëm ci xeexu mbirum vaccin xam nga lu tax mooy ñett ñii ñoo am habilité pour mën ci débattre parce que xam Sénégalais am na docteur yu jóg xam nga pour nga nekk docteur. parce que dina ku mel ni docteur Moussa Thior. waaw xam nga Moussa Thior tey. normalement moom dañ ko waroon woo. convoqué ko mu justifier parce que buñ ko déglu woon ci déclaration bu njëkk ba au moment où il disait laissez le virus circuler buñ ko bàyyi woon moment boobu noonu taxaw na nit ñi lâché tey li indi recrudescence boobu la virus bu circuler benn dëkk ko fi def muy Suède. te gis nga Suède li mu ko jural ci ay décès. daf ci génnaat sax daf ci génnaat donc ça veut dire que moment bi muy génne di wax laisser le virus circuler boobu li ñuy wax rek mooy man mën naa ko incomber Abdoulaye Diouf Sarr parce que ñu mel noonu. mais après l'histoire lui a donné raison. non l'histoire ne lui a pas donné raison. mais président de la République moo mujj ne il faut apprendre à vivre avec le virus après ñu yeewi le temps wàcce loolu c'est très clair bokkul bokkul li mu waxoon de immunité collective immunité xam nga dafa mais après cas yi dafa dem ba wàcc immunité collective mais cas yi dafa dem ba wàcc du tout su cas yi wàccoon du amaat recrudescence. non cas yi wàccoon na si on était immunisé c'est très clair waaw immunité leneen la mais cas yi wàccoon na ça c'est un constat laisser le virus circuler. waaw parce que atteindre benn immunité pour ñu am mais bu ñu ko amoon du ñu am li ñu am nii par contre sax moom bokk na ci ñi taxoon Sénégalais yi bàyyeeku
non je ne pense pas que moom. parce que non jëloon nañ non loolu dafa déglu ma loolu c'est très clair ñëwaat na def TFM déglu naa ko très responsable. waaw poser ay questions mu ne ni ma ko waxee la woon. mais xam nga tey yaa ngi gis erreur yooyu li ci wax erreur verbe booy def communication ci santé bokkul ak booy def communication ci leneen parce que nee na dama doon wax ni nañu respecter les mesures barrières tout en le respectant ñu mën a. continuer pourtant loolu la mujj mos a théoriser. mais doo de xam maanaam nen yenn mesures restrictives yi na tëb. loolu la mos a wax. waaw mais kii les gestes barrières tëj boobu ñu doon tëj. voilà la d'accord woon mais gestes barrières yi moom xam nga moom santé publique la def du infectiologue. xam nga sénégalais dañuy jaawale mais jiite woon na fi aussi. non par kan mooy chef paludisme. non paludisme mais c'est que li ñuy jaawale mooy loolu xam nga tamit bu ñu jëlee paludisme nga docteur ak programme yi bokkul. ma infectiologie. xam nga traité na tétanos ba mu jeex. xam-xam boppam traité na sida ba mu jeex xam nga maladie kii bu defee santé publique mën nañ ko jox programme mu piloté ko. parce que santé publique ay programme la yooyu teg. ay spécialité lu nekk boo ci nekkee docteur ay mais virologue ak infectiologue yi ñoo moom wax ji. xam nga tey fi ñu jëm nii virologue yi. ñoo nekk ci ñoo xam variant yeeg yooyu mooy ñoom Pasteur ak Mbuub ñooñu la seen am na immunologie yi ñi nga xam ne ñoom lay def immunologue yi ñoom ñooy traité ce que c'est immunologie ñoom aussi spécialité lañu am na si ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk si dans la domaine de la prévention ñooñu ñoom ñooy professeur docteur Ndiaye ñoom ñooy docteur Ndiaye xam nga tey ñooñu tëju nañu commencé di liggéey ak des commissions techniques dans les commissions techniques ñoom balaa ñuy génnee stratégie bi ñu war a teg commission yooyu bu paree dana dem ci commission consultative commission consultative boobu nag après son avis président de la République mooy dernière maillon bi si biir comité consultatif bi dans les normes nag foofu la sénégalais yi sooxee mënoon nañ ci dugal ñii dugal ci ñee dugal ci dugal si ñëpp ibbi ko erreur bii li tax ma nangu dans la démocratie seen débat ba ñu am jix jaaxa xel mooy warul woon am information fermée parce que tey la prévention et la santé publique domaine boobu ñoom ñooy eggali lii surtout pandémie boo xam ne ni mu ñëwee musul ñëwee pandémie bu jaaxal nit ñi jaxase xel yi ñu gis ay guerre pharmaceutique am ci industrie pharmaceutique am ci conflit d'intérêt am ci jiiri jaax am ci léegi boo amee déggoowuñ ñoom même virologue yooyu ngay wax waaw boo amee prévention mu am c'est-à-dire boo yegsee xam nga tey da ngay fexe ba yaatal da ngay fexe ba yaatal comité consultatif boobu ña fa war a toog même enseignants yi imam yi société civile yi xalif généraux yi sax war nga ñu bu ñu paree ñu expliquer leen donc loolu mooy indi moo leen di rassurer balaa avis bi di dem ci président de la république kon noo mën a comprendre c'est tellement pertinent noo mën a comprendre président Macky Sall ak précipitation mu ni moom dafa bëgg vraiment dugal sax les forces de défense et de sécurité ci waajal vaccination bi alors que yow tu sais qu'il y a des étapes par rapport ak ñu mën a ñàkk nit ñi yaa may dégg ak accès guñ sax ci état bu vacciné parce que vaccin yi ñëwaguñ deuxièmement bu ñu ñëwee comme ni nga ko waxee il faut un conseil consultatif boo xam moom mooy toog ak kàngar bi pour ñu càmbar ko et cetera mais yow noo mën a comprendre cette communication du président de la République biy wax déjà ci parce que moom bu ne day dugal les forces de défense et de sécurité mooy mi ngi ci phase bi mais noo mën a comprendre cette communication là du chef de l'État day dugal force de défense xam nga assimiler vaccin yi ak déplacement bi ak yooyu mën na waxee dans ce sens pour ñu sécuriser vaccin te aussi débat mën na am gis nga xeexu vaccin yi bu ko xeex xam nga bu ñu demee fenn war a def yenn hôpital war a ko def lu ne mën na ci am parce que xam nga tamit ñun dañu am benn système xam nga suñu armée ak suñu police ak suñu leen du ñu ay jaahil c'est des professionnels boo demee école militaire santé suñuy colonel bokk nañu ci corps bi nga xam ne ni presque ci ñiy faj ci àdduna bi ñëpp biir armée ñun suñu armée du armée buy xeex guerre rek ak armée présidentielle war a wàccee. non on parle d'armée nation intellectuelle la ñu am on parle d'armée nation. suñu armée aussi ci biir foofu la ñuy jël ay colonel yor service dizaine. waay si la ñu yor loolu. bu président ne xam nga tey dañ ne. biiru ceeb bi buñ ko bàyyi woon ak armée bi dinañ ko déposer yóbbu ko te duñu loué camion duñu loué lépp te du am coow moom la ñu ne bu yegsee dinañ ci associé bu ñuy def kii te xam nga sa vacciné wuñ ñëpp parce que amuñu njëgu ñëpp. dafa am benn pourcentage rek bu ñuy vacciner pourcentage boobu personnel sanitaire bi ñoom professeur Seydi ñooy jiitu parce que ñoom ci seen wàll boobu ñooy njëkk a vacciner wu ñoom personnel sanitaire bi balaa ñu parce que ñooy nekk ci biir feebar bi parce que bi feebar bi amee on a perdu beaucoup de médecins ci biir. mais médecins yi di interroger wu aussi. si non xam nga ñi ci war a ñëw mooy c'est-à-dire si fiabilité vaccin bi ak yooyu di samp ay laaj. xam nga tey laaju médecin loolu noonu am na lu muy teg jaawale xam nga docteur en science docteur ak clinicien du benn y a des docteurs qui pratiquent pas. tey boo demee ci professeur docteur bi ci wax ni ne jaaxal na ko am na droit docteur Niang ne temps deadline bi parce que docteur Niang tey protocole bi muy utiliser du moo ko inventé parce que du virologue du infectiologue léeg-léeg la jël appliqué ko foofu
ñooñu ko appliqué loo foofu tey ce même docteur là mu ngi jël ay cancer col de l'utérus ak ay yeneen ñu war a vacciner ci biir clinique mu koy def te du liggéeyam xam nga moo la ku si ne ak sa liggéey tey bu fekkee kenn dafa taxaw ci télé ne la xam nga li ma la wax bu ñu harmoniser woon communication bi gérer communication bi waxtaan parce que ñi am scepticisme parce que fi àdduna toll la ak fi mondialisation toll la mooy tey gestion bi ñu war a gérer pandémie bi tey dafa am ay spécialistes ci communication ak nu ñu war a waxtaanee xam nga tey jii nii ñëpp la ñu war a impliqué xam nga santé publique prévention commission ya fa daje commission technique yi nga xam ne ñoo war a xalaat conservation bi parce que Sénégal seen problème mooy vaccin bi ñu war a jël dafa war a nekkat daf ko war a nekkat adapté wu ak suñu climat ñun problème mu jël vaccin sax dañuy xoolaat bi nga xam ne ni température dinañu permettre mu oyof si ñun parce que amuñu conservation yi yooyu daf cee nekk ba pare vaccin bu nekk day am article scientifique am article scientifique bi ñëw suñ la ko joxee mën nga ko bañ a décortiquer kii mën na ko mais dafay yegg si infectiologue yi ñoom ñoo koy xool ba pare testé nañ ko ci 20 000 personnes bi ñuy démarrer vaccin bi fa ñu déparé ba yegg si balaa ñuy lancer affaire bi si la ñuy doog a yegg si fii léegi nag loolu ñun balaa muy yegg si nag ba processus bi di yegg si balaa ñuy yegg ci phase yu dem di vacciner mooy processus yii ma la wax ci biir processus yi am na nag foo xam ni waroon nañ ci mën a impliquer presse bi impliquer fii kilifa yi impliquer enseignants yi impliquer si sax médecins yi nga xam ni ñoom seen wàllu bopp ñoom dañ leen di déglu parce que combat communautaire un docteur sénégalais dafa wóolu médecin ku mel ni docteur Moussa Thior par exemple déggoon wax ñoom ñëpp xam nga lu tax mooy bu fekkee da nga bëgg xeex ak benn mbir mu gaaw fi jóge dafay lore di lore kenn koo xam ne bu waxee fukki nit dinañ ko comprendre su waxul su fekkee dafa compte fukki nit dinañ ko jàpp ñëpp ngay boole pour nga mën a teel a am immunité donc cette gestion participative ak collective foofu la ñu défaillir seen mission donc pour man foofu rek la ñu war a mais pour l'instant ni débat scientifique xam nga ay quantum horaire ak crédit horaire ak ñii buñ koy wax ñoom ñi xam élève beeg nuñ koy natteeg ñoo koy wax mais ñi nekk fii ñooy wax loolu parce que xam nga ñaari chose moo ci am kenn ku ci wax ni du ma vacciner nangam boo feebaree dugg hôpital bu ñu lay samp prévision tamit doo fa nekk di contrôler li ñu lay samp ak li ñu la dul samp parce que ku tàllal sa yaram ku egg si médecin da ngay summeeku rek ne ko maa ngi nii bisi waaw mais aussi da ngay dem rek d'accord Sénégal toll na niveau boobu ci docteur waaw mais je ne pense pas Sénégal yow sa waajur médecin rek nga ko mën a wóolu bàyyi ko dëj boog moom waaw donc xam nga tey moo tax ma ne la gis nga bu ñu yegsee ci débat boo xam ne scientifique yi xam nga ko mel ni professeur Seydi ku ko gën a bëgg Sénégal amul koo xam ne ni presque à un certain moment maladie infectieuse boobu nga nekk xaraat nga bind ci livre wala nga def ci leneen ba nekk chercheur bay formé di jàngale université donc xam nga ñooñu tey du ñu jël risque di engagé Sénégal ci loo xam ne ni baaxul ku mel ni professeur docteur Alpha Sall tey jii nii mais ñooñu ba léegi tegagul de personnel parce que xamul ndax waruñu wax xam nga tey débat bi ak réseaux sociaux yi ak télé yu bari yi ak plateau yu bari yi tamit dafay gaañ y a des médecins chômeurs aussi y a des médecins micro y a des médecins ici qui ne pratiquent plus y a des médecins qui ont perdu leur programme de santé y a des médecins qui n'ont pas été associés dans les marchés y a des médecins dans le privé maintenant des médecins qui font même di jaay ay yu kenn xamul ñooñu bu ñu nekkee ci mbedd dañuy wax léegi nag li ma wax ci presse bi tamit bu même dans la presse ci milieu presse bi war nañu former des journalistes d'investigation spécialisés dans le domaine santé ba nga xam ne bu ñu toogee ak benn médecin comme diine dina jël alxuraan ibbi ko traduire ay saar nax la fépp am ay naxaatekat donc tey jii nii war nañu waajal journalistes yi ba nga xam ne bu ñu nekkee ci débat boobu bu ñu tiimee le débat scientifique ñoom seen wàllu dinañ ci am notion fépp la war a am mais nag dans les normes fii affaire bi toll ni président de la république mu ngi mel ni ci affaire décision yi commission bi danaan ko ñun rassemblement la ñuy bañ parce que rassemblement moom bu amee yow yaay xool nag ci say décision politique la pertinence ni nga koy jëlee ak métuwaay yi nga koy jëlee mais ñoom bu ñu ko waxee ñun lii la affaire bi di bañ ak takku masque bi ñoom ci loolu ci ñoom la relevé bu ñu demee nag ba mu des nii war nañu dem vacciner ji nag léegi pour organiser nu ñuy yóbbee vaccin yi fu ñuy dugg ak ñi ñu war a vacciner ak sécurisation foofu la état di ñëw nag parce que moom moo yor pouvoir bi nga xam ne moo war a mën a mobiliser ay ressources humaines mag yooyu mais phase bi ñu toll nii doo leen dégg ñu wax tant que pare wuñ comme ni professeur Mboup taxawee tey wax ci variant parce que même si variant bu ñu demee ba affaire bi jeex di nga dégg professeur Seydi taxaw professeur Alpha Sall ñoom ñëpp ñu taxaw ne leen affaire bi nii la ak nii xam nga boobaa débat scientifique entre scientifique lay doon boobaa dinañu xam ndax ñoom Sénégal jaral na leen lenn nii wala jaral leen lenn. Dame Mbodj amoon na yenn objection yow. waaw objection yi rek xam nga non de toute façon sànq def nii nit bu feebaree dem hôpital lañ koy defal sax mënu ko xam ma ne ko non médecine du doxee noonu. c'est-à-dire que nit ki moom looy def ci yaram. non sax maanaam doo ko sax dama fi tombé ay comment yooyu ay sa bopp. non c'est différent li muy wax c'est loolu ci ñëw nit ki di ko faj et cetera non mais actuellement su nekkee ci coowal vaccin laa wax. fii kenn ñëmu fee ñàkk nit te d'accord. moo tax nag débat non attends rek
c'est-à-dire que waaw vaccin bi moom man bés ba ma déggee Emmanuel Macron ni le vaccin n'est pas obligatoire laa ni gars yi alhamdulilah comme moom lu mu wax waa ji dina ko wax kon jàpp leen ni du obligatoire Sénégal parce que Macron wax na ni obligatoire en France kon jàpp naa ni Sénégal tamit du fi obligatoire c'est important parce que nag aussi nit ki moom boppam. mais même si obligatoire nguur am na ay pexe. waaw may ma ca laa jëm mën na teg ay mbir yoo ca laa jëm rek ma rek man kay sama may rek xam nga ñu li ñuy bañ aussi. ñu defi pexe affaire bi warul obligatoire bu ñu koy wax mooy que ni mënoo ni yow vaccin bi obligatoire mais ku par exemple ku ñàkkuwul doo dugg par exemple ci immeuble Seneweb bi. parce que ñàkku ko. maanaam ku ñàkkuwul dootoo dugg ci benn banque. doo mën a voyager ku ñàkkuwul dootoo non dama lay wax rek xaw ma lu ñu nar a def mais dama lay expliquer la dama lay wax bu ñu fi bëggee wax. ni non déedéet bu fekkee ne que ñàkk kay immunisé wu na. non mais ki ñàkk non nañ tey rek mon frère nañ tey rek bi ngay waxoon ma dagguma la dama ni bu fekkente ne ñi defar vaccin yi wóolu nañ ko parce que c'est important parce que sañoo dugal ci yaramu nit loo wóoluwul non attends bu ñu demee ba tollu fa laa wax xam nga tollaguñ fa buñ waaw moom laa wax bu ñu demee ba tollu fa moo tax ñuy def ñun on est dans le domaine de la spéculation dama ni bu ñu demee ba tollu fa ba jaar ci étape yi ñu war a jaar yépp ba ñàkk des ci mooy wóolu nañ ko bu ñu ko xasee wóolu yow mi ñàkk ko yow rëcc nga am de est-ce que comprend nga sama logique. c'est-à-dire que ñi nga xam ne ñoom ñàkku nañ. bu ñu demee ba certifié ni baax na que léegi amul benn problème vraiment mën nañ koo ñàkk nit ñi àgg nañ ci phase boobu mooy ñi ñàkku kay ñoom rëcc nañ ñooñ bu kenn waxat seen i wax xam nga ñu ne en danger ñi ñàkkuwul ñoom ñoo jël seen responsabilité donc bu ñu jaxase wax ji il ne peut pas y avoir de conditionnalité pour le vaccin c'est-à-dire ni vaccin bi obligatoireul ba pare di teg ay conditionnalité pour pousser les gens à le faire loolu c'est une manière vraiment cynique d'imposer le vaccin loolu baaxul li am mooy nañu respecter wér-gu-yaramu doomu aadama yi respecter ku ci nekk li mu doon nit ñi les gens sont libres donc man li ma bëgg a wax foofu mooy vaccin bi baax naag baaxul une personne peut être dans une situation moom danaan man ñàkkuwuma parce que nit ñi moomoo leen tamit ku ci nekk sa wér-gu-yaram yaa koy sàmmal sa bopp hôpital sa soo fa demee su la neexee ñun la bee médecin mooy traité nga ne man diw laa bëgg mu faj ma ñun la fajul tay mais ba si ñëwal addu sax balaa ñu la koy voilà dañ lay laaj man nee nañ ma professeur Seydi bu la koy jox toujours day laaj ndax nangu na ko jël yaa may dégg donc loolu c'est important pour ñu leeral ko parce que Sénégal yu bëri temps yi ñi ngi may wax ne ma dañoo tiit ñu toog ba mu neex leen naan non ku ñàkkuwul dootoo dugg ci oto yi ku ñàkkul doo def lee loolu buñ ko fi jéemee indi coow lay indi ci dëkk bi te képp ku koy digal président Macky Sall sax bëggoo jàmm bu ko kenn digal loolu beneen mooy que ni man dama jàpp ni fii ku fii wax da ngay wax ni diw moo ni nangam man ak ku mel ne man ñun suñ ciy wax néew nu def leen nangam parce que ñun ñoo ko xalaat déedéet mais am nañ droit reeteet maanaam ñun bu ñuy wax dañ naan diw moo ne nangam maintenant nag ndax diw mooma par exemple Didier Raoult par exemple comme France lañ koy def di ko jabul si ni koy wuroo wax parce que t'as pas le droit de parler de telle chose et telle chose loolu beneen débat la parce que ñooñu ciy wax moom it mën na leen contester seen légitimité wax ci donc man débat boobu du ma ci dugg ñun daal li ñuy wax mooy ay médecins ñoo ne ci àdduna bi jiixi jaaxa am na jiixi jaaxa mooy la communauté scientifique au niveau mondial déggoo wuñ bokkul ak yeneen mbas yi daan am yeneen mbas yi daan am dañ daan am vraiment des convergences yu fortes mais fii dañoo am une communauté scientifique divisée ñii taxaw wax lii ñii taxaw wax lee te ku ne gis na ni ci feebar bi dafa am des implications économiques et corona business bu wóor bu kenn dul werante ba ñuy def sax guerre des laboratoires waaw mais nit ñi nag ñoom moom seen wér-gu-yaram soo demee ba yow lii gis na ni doyu la mais am nga droit ni lii doyu ma ànduma ci kim doy mu def ko mais nañ fexe ba ku ci nekk li ko doy nañ ko permettre encadrer ko mu def li ko doy Abou ma bàyyi la nga conclure si point balaa ñuy àgg si benn xam nga c'est la nature de la maladie ak virus bi un virus tellement démocratique musul am ni tas àdduna law xam nga virus yu njëkk xam nga tamit aussi foog ñuy xool virus bi lu ñu njëkkoon wax su ñëwee dana gaañ waa juddoo cosaanoo wu fi fële la cosaanoo gis nga fa mu cosaanoo ñu ngi ci 6 millions ci ay vaccins ñu ngi continuer parce que ñoom seen wàllu bopp ñooy njëkkante seen i vaccin dëkk bu nekk jàpp nga ni feebar baa ngi lay rey yaay xalaatal sa bopp sa vaccin xam nga dinañ dem ba benn instant sax ci prix vaccin yi mooy doon débat dinañ dem ba benn instant efficacité vaccin yi parce que ñii gën a mën a continuer di gën a defar dañuy gën a trouver waat ay solution parce que jeunes yi l'être humain dafa yaatu mais lii professeur kii wax l'ancien recteur de Saint-Louis
Mary Teuw Niane. Mary Teuw xam nga c'est un scientifique honnête quand même. quand il nous dit que moom bi ñu am calculateur bi mu indi woon fii. fii la ko waxee woon tolluwaay mais xam nga tey fa lañ toll. dañ doon wax ni pour nga monter usine 4 ans la mais avant corona bi di ñëw ceci gars yi doon def fekk am nañ usines yi ba pare. xam nga tey dafa am phase yoo xam ne dafa andi enclenché mais léegi comme yii yegsi na États-Unis ñi nga xam ne ñoo jël xaalis préfinancé. ñoom seen wàll bopp ñoo ngi xëccoo vaccin France aussi mu ngi xëccoo vaccin ñun Sénégal 60% yi ñu soxla. ci xaalis li muy laaj ak li muy doyee ñu ngi nekk ci ay commission yegsi bu yegsee sax da dul tas mais li ñuy wax kay mooy vaccin programme élargi vaccination enseignant nga yàgg koo jàngale. vaccin yi nga xam ne ni mu ngi fii ñu koy liggéey ak di ci doxal di ci wax yëpp day am ba jeex Sénégal fi daanoo yëg ni sax am nañu vaccin nangam parce que maladie bi da daan demee nii mais bi pandémie la àdduna yëpp di ko waxtaanandoo moo tax rassurer aussi daf ci am solo mais quand même ci loo xam ne dafa nekk loo xam ne immunité benn mbir rek ko mën a régler mooy vaccin problème mu vaccin fiabilité ak efficacité vaccin nag c'est un débat scientifique bu ñu demee ba gis ci ay articles scientifiques ak ay preuves yi wane ni mu ngi gaañ mais kooku laay wax de ni c'est très bien sax ku mel ni ñuy def retraite. d'accord mais quant à ci ce système bi noonu la ñu war a accompagner ñi nga xam ne ni boobu ba léegi ñu ngi tegal protocole bi di ci faj suñuy nit di ñu alerter ci cas grave ñooñu bu ñu demee ba jël affaire bi xool ko ba taxaw war a wax ak ñun jàkkaarloo ñun wax ñu ko ci la ñu xam ne nag vaccin bi kat kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ko dayoo daan ca wax nañ ci mais li may wax kay c'est très clair médecins yi nga xam ne finalement dañu gëj hôpital dëkk ci micro yi. mais finalement Sénégal ban vaccin lay tànn. parce que bu tayee ñu ne Covax lañ bokk bu tayee ñu ne Covax lañ bokk. xam nga Pfizer ak Moderna ak bi ñu Chine proposé. mais problème conservation bi ñu wax. ne frigo yi ñu am fii ak température yi ñu am vaccin bu Chine bi nga xam ne moo nekk Chine parce que vaccin yi aussi dëkk yi. mais gis nañ Diouf Sarr def tweet ba noppi rocci waat ko. parce que xam nga loolu est-ce que rassuré na la loolu. xam nga li ma wax ci Diouf Sarr ne cas compliqué wu Covid bi. parce que bu bàyyi woon ñi war a wax xam nga bu bàyyi woon ñi war a wax. ñu wax bu bàyyi woon commission scientifique. c'est le mot de la santé c'est normal man dama problème ci mu wax rek non man amoo problème ci mu wax dama bëgg wax ne la moom dama gis mu def tweet. wax ni moom non may ma rek c'est Sinopharm bi lañ tànn lañ nar a tànn. def ko ci tweetam too ba ci yàgg benn affaire am ku ko dindiloo ndax moo ko dindi ci coobareem too ba ci yàgg ñu rocci waat ko. ensuite comme on dit aujourd'hui tamit am na ay rumeurs que voilà dañu nar a bootu ci France comme ni ñuy bootoo ci moom ci lépp lu muy def donc vraiment jiixi jaaxa daal am na ci. moo tax nag jiixi jaaxa boobu tey. du l'implication yi ni ñu leen ci soxlaa yéen ñi nekk collectif non au vaccin dañ leen ci soxla. parce que yéen suñu demee ba rassurer leen ci par waa santé publique waa commission prévention mu leer ñu indi infectiologue yi indi ñëpp ñu leeral leen ñëpp da ngeen ñuy arranger ci liggéey bi. parce que dafay permettre à ce que ngeen delluwaat école normalement rassuré wu ci xale yi business bi dox xam nga tey les aéroports c'est très clair ñëpp business la ñuy def ku jàllul ci dëkk màkk aussi dañuy imposer léegi ku fay dugg da ngay def vaccin ak yooyu xam nga yooyu nit ñi def waaw mais bu dee vaccin bi ku ko jël dootoo amati feebar bi kay dëgg yàlla jarul loolu même loolu rassuré wul nit ñi même loolu rassuré wul nit ñi parce que on est dans le cadre de la prévention nag wala bu dee da nga ne nit ki boo ko ñàkkee dootul am feebar bi kon lu muy tiit mais déggoo lu tax muy tiit non li indi tiitaange bi mooy affaire bi dafa am comme vaccin bi baax non xam nga lu tax affaire bi am affaire bi dafa am gars yi def ko débat xam nga lépp lu jur débat war na indi jiix jaaxa ci xelu ñi léegi nag débat fi ñu toll ci àdduna ak fi ñu toll ci réseaux sociaux ñun bi ñuy doog a teg révocable 3 mois yi njëkk a def dañ doon xeex ak fake news yi mooy début bi dañ doon wax feebar bi boo jëlee lii naan lii boo jëlee ñu daaj laaj scientifique yi fekk leen ci seen biir salle ñu ne noo du dëgg café Touba lii da koy régler ñu dem dugg ay études def ko ay 5000 tas ko gis nga même xeex boobu la ñu nekkaat. mais lu tax démarré wuñ les essais cliniques au niveau du Covid organisme. non xam nga Covid organisme. alors on avait. waaw c'est vrai que waxtaan bi neex na mais foog ñu avancer am na yeneen. xam nga ku tëboon Covid organique baax na après déggati nga ko. non waxuma loolu de dama ne essais cliniques. voilà RDC ñoom nee nañ yëg nga ne RDC ñoom nee nañ créé nañ benn médicament boobu day faj. waaw xam nga ku la koy indi. léegi nag war nañ ko mën a andi. non Madagascar amoon na mais dañuy avancer